بسم الإله No blessings that supersedes, that is more important than Islam. Umar radiallahu anhu, a very prominent Sahabi, used to say, we were people of low status. We don't have any significance. And even the Persians and the Romans do not want control or do not want it to rule us simply because the nature of our humanity, we were very inhuman. But Allah subhanahu wa ta'ala bestowed us with Islam and gave us izzah. Allah gave us izzah. Now whosoever search for izzah, dignity, honor from anywhere else besides the deen, there is nothing for you besides humiliation. Allah subhanahu wa ta'ala bless us with this. The gathering is a gathering of sukr, as we all know. Sahul Khadim, when he traveled and he took up that responsibility and that challenge that was taken by Anbiya alayhi salatu wasalam, by the Prophet sallallahu alayhi wasallam, by the Sahabatul Kiram ridwanullahi alayhim ajma'in. They took the trials, they took the hardship, and at the end, the results of their sacrifice is this manifestation of what we're doing today, to thank Allah subhanahu wa ta'ala. Indeed, being thankful to Allah subhanahu wa ta'ala is not just saying Alhamdulillah, but it's something which must be manifested with an action. Sayyidata Aisha radiallahu anha, the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to sit in a gathering, or the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to stand up at night and glorify Allah, pray, to an extent all his foot were swollen. Aisha radiallahu anha told him, "O ya Rasulullah, you are such that Allah subhanahu wa ta'ala has forgiven all the sins that you've committed, and even the sins that you are yet to commit. Why you stood up and put yourself into such a condition?" What was the reply? He was, "Am I not the slave of Allah who should thank Allah subhanahu wa ta'ala, who should express appreciation for what Allah has given me?" So this is the manifestation. When Allah subhanahu wa ta'ala has given you some bounties, some favors, you express gratitude to it. And this rests assured that Allah subhanahu wa ta'ala told us in Surah Al-Nasr how we can, because before the Fath Makkah, the ayat إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Allah subhanahu wa ta'ala says, when comes to you my victory, my fath, when comes to you my victory, you will see a lot of people entering the deen of Allah in large numbers. Then glorify the praises of your Lord and seek His forgiveness. Indeed, He is ever forgiven. Now, being thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, before this ayah was revealed, the glad tidings of the opening of the Mecca and the conquest of Mecca has already been outlined, has been given, or has been promised and prophesied by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Allah subhanahu wa ta'ala told Rasulullah sallallahu alaihi wasallam how he should be reacted, how he should react when this thing, when this promise or this fatwa is attained. Allah says, "Fasabbih bihamdi rabbika." Glorify the praises of your Lord, and that's what we're doing today. What has transpired for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, for the Sahabatul Kiram, and even the Anbiya alayhi salam is a manifestation that Allah subhanahu wa ta'ala has given us a path that the sunnah of Allah is
one who wants to reach Allah, who wants to reach that pinnacle, that level, Allah must put you into those trials. And that trial is the trial of tarbiyah. The trial of tarbiyah, all Anbiya alayhi salatu wasalam went through it. And even like those who have chosen, like Shaykhul Khadim, was not an exception. But out of the struggle, the hardship that one encounters or one faces, that's where the help and the nusrat of Allah and the help of Allah comes. We take a scenario from Musa alayhi salam, how Allah subhanahu wa ta'ala put him into test, and how Allah subhanahu wa ta'ala put him into trials. And we're also going to learn from the same trials goes Ibrahim alayhi salam and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Sahabatul Kiram, and as a result of our beloved, that is the mean of today we are glorifying Allah subhanahu wa ta'ala, the Shaykhul Khadim. Musa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala gave him a test. Before he was sent to Firaun, Musa alayhi salam was given a test. He had a stick. And Allah subhanahu wa ta'ala wanted to teach him a lesson that the one who does, the one who protects, the one who helps, the one who elevates, the one who down startles, the one who does everything is Allah. Now this thing was something that one could easily utter from his mouth, but to act upon these things is something else. Now one has to go through trials to be able to understand what this means. And this is where the tarbiyah of Anbiya alayhi salam. And Allah subhanahu wa ta'ala said to Musa alayhi salam, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا Musa. O Musa, what are you holding in your hand? وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى. Allah subhanahu wa ta'ala says to Musa alayhi salam, what is in your hand? Even Allah subhanahu wa ta'ala did not ask what is the use of this thing that you use in Musa. But Musa, from when Allah posted this question, he said, قَالَ هِيَ عَصَايَ. This is my stick, this is my staff. I used to recline on this. And I also take foliage like grass. I used to get grass for my animals. And Allah subhanahu wa ta'ala says, Alqiha ya Musa. O Musa, can you throw this thing? فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ هَيَّةٌ تَسْعَى. When Musa alayhi salatu wasalam threw the stick changed and become a snake. Now something that hurts, something that was lifeless, that does not have no life, Allah changed it and it becomes something that benefits. Allah says, Alqiha ya Musa, فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ هَيَّةٌ تَسْعَى. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَافْ سَنُعِدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى. And Allah subhanahu wa ta'ala says, O Musa, can you hold on to the stick? Musa was hesitant. He saw this serpent, this snake, which appears to be something that harms. He don't want to hold by the stick, by the head, because you know that when you hold a snake by the head, that could bite you. And Allah subhanahu wa ta'ala says, hold it. When he holds that thing, the stick that was chained to become something life that has life, when he holds it, Allah subhanahu wa ta'ala return it to its original form, which was the staff. Alqiha ya Musa fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratal ula. Wadmum yajadaka ila janahika takhruju bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra. And Allah subhanahu wa ta'ala shows his eye, his sign. When he knew that Allah subhanahu wa ta'ala gave this, Allah shows his strength, his power to the stick, then Allah subhanahu wa ta'ala then gave him the mission. What was his mission? Idhhab ila Fir'aun. Go to Fir'aun. For indeed he has been very ungrateful and he transgressed beyond bounds. Now that's why when Fir'aun knew that his kingdom will be dismantled,
by Musa alayhi salatu wasalam. We know the history behind it. How many children did he kill as a result of the kingdom that he was promised will be fallen. So Musa alayhi salatu wasalam, when he was driving away by Pharaoh to come and capture him and kill him, even though his people were hesitant and say, "Oh Musa, we're doomed today. There is no place for us to our rescue." But Allah subhanahu wa ta'ala, Musa knew what Allah could do, because Allah already taught him a lesson, the lesson of tarbiyah that I'm talking about. He knew that Allah could change something which is dead to life. When Allah changed the stick and make it life, gave it life, then he knew that there is nothing which could be an obstacle between him and Allah. So that's why when he went all the way to the Mediterranean Sea, his people who had not been to this tarbiyah, they were saying, "Musa, we are doomed. There is no place for us today." But he was saying, "Allah ma'ani, my Allah is with me," even though he was with many people. Even though he was with many people. Now, when Allah subhanahu wa ta'ala instructed him to take that stick that he was using and hit the ocean or the river, Allah tread a path for him. When that path was tread for him, he crossed with his own followers. Pharaoh, who could not learn from the miracle that Musa alayhi salam has already manifested, decided to follow suit. He decided to follow Musa alayhi salam. And what is the end result? Then Allah subhanahu wa ta'ala killed Pharaoh and all his soldiers were drowned. And Allah subhanahu wa ta'ala says, "I'm going to make him as a lesson until the day of judgment. He will make Pharaoh." That's why even if you go to Egypt, you will see the body of Pharaoh. When he was drowned, then Allah, the river, threw out his body, and there is nothing, no preservative. But Allah subhanahu wa ta'ala says, the khissa of Pharaoh will be a sign and manifestation for people who take heed. This was the tarbiyah. Ibrahim alayhi salatu wasalam similarly had this tarbiyah. And not an exception was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He was known to be the beloved of Allah. Allah loves him. Allah chose him. There was a time, just to elaborate a little bit on the love and affection and anticipation that Allah had for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There was a time, and as a result, these people, Sayyidul Qadim, who knew the value and the status of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and gave him what he deserved, and one who take all his kids and name him after him, and also give him the title that he is the servant of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then that person knew who Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was, and gave him the praise that you are the honored one and I am your servant. Antal Karim wa ana Qadim. This status, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, one day he was sitting with some companions. When they sat down, the companions had a conversation. Their conversation was, Musa alayhi salatu wasalam is Kalamullah. Ibrahim alayhi salatu wasalam is Kalamullah. Isa alayhi salatu wasalam is Ruhullah. And they were wondering what would be the status and who is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam overheard the conversation. He said, "Oh my Sahabas, I heard your conversation and you say Musa alayhi salatu wasalam is Kalamullah and Isa alayhi salatu wa Ruhu wa Kalamu. And what must be the status of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" He stood up and raised his hand and said, "Ana Habibullah wala faqar." He said, "I am the beloved of Allah, and I say this without no pride. And on the day of Qiyamah, the flag of anyone, no one will get into Jannah until I, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enters Jannah first." He was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But regardless of all the status that he had, it was not an exception
that Allah subhanahu wa ta'ala has to take him through the trials and the tribulations that all the Anbiya alayhi salam had went through. I was hurt. Wallahi, I was really hurt in my heart. It makes me so sad. And I just walk away from the man and I say, Subhanallah. And I was anticipating. I said, Subhanallah, if my child that I worked so hard to brought on deen, and he did not want, and went up to age of 18 and told me that, I don't want to become Muslim, how would I feel? But my beloved brothers and sisters, what we can do to save these kids, to teach them Islam, to bring them to this man, to teach them and give them tarbiyah. Otherwise, there will be means for them to access on the day of Qiyamah. So with that, I conclude my talk to encourage everybody and to express my gratitude and to make dua for everybody that Allah subhanahu wa ta'ala accept this mangal from all of us, and everyone who has sacrificed something. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you, and may Allah subhanahu wa ta'ala reward sëñ bi. Ñu ngi sant mashallah xale yi bu ñëwee fi jàng kontaan nañ mashallah. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne xayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yal na yàlla taxaw la, yàlla jàppandi sa biir. Di sant di gërëm di jéggalu nag kàddu yi ne ko gudd na, waaye nag lu ñu santoon la rek, ñu ne ñu góorgóorlu suñu kéemtalaay kàttan. Lu dëppook yoon nag loolu yàlla la, tawfiq yàlla la. Lu dëppoo tay yoon loolu moom su manqué la, waaye yàlla nag comme niñ ko waxee is pure and free from all blasphemy. Di wax subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. waaw jërëjëf, salaamaaleykum. Kii mooy sëñ Ousmane, mi ngi dëkk Rally. sëñ Ousmane nag ñoo bokk ak moom liggéey ba fële ci Rally. nii sëñ Mbàkke mi di def moom la fa nekke, moo fa jëkk a jàngal ci xale yi ñu xam ci sunu wa xeet yi muy sénégalais ak gambien daare alxuraan. amee nañ ko njukkal gu rëy rëy rëy, daanaka fu nu nekk ma nga sunu wet. nii rek la masa mel, mosula xonq mosula bula, dafa weex taal la macha allah. yàlla na la yàlla dolli jàmm ak tawféex. liggéey nag ci lislaam yéen ñi yéen a gën, ndax ku xam alxuraan di ko xamal yaa gën ci xeet yi. yàlla na leen yàlla yokk jàmm ak tawféex, defal leen leer, yokk seen xel ak seen xam-xam te dëgëral ko. te tamit doole leen sutura ak koom-koom mi nga xam ne tamit man ngeen koo def ci lislaam, ndax koo xam ne yaa ngi xamale lislaam bu la yàlla defalee koom-koom ak xéewal da nga ko ca def. yàlla na leen ko yàlla defal ak jàmm ak wér yu jaay rasulullah alayhi wa sallam. kon boog dañuy continuer programme bi rek macha allah. kon boog ñu jox sëñ Fallou Diop jóge DC. Bismillahi rahmani rahim. We will be giving this short talk on Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul in French. Basically, le contenu de la présentation sera axé autour de 3 questions. Qui est Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul? Dans quel contexte il est apparu au Sénégal? Quel était son message? Et c'est quoi la pertinence de ce message aujourd'hui? Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, grosso modo, était un polysavant. C'était un savant qui maîtrisait beaucoup de sciences. C'était un maître soufi et un visionnaire. Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul est apparu au Sénégal en 1853 avec un message de renouveau de l'islam, un message révolutionnaire qui voulait sortir du praxis de l'islam les traditions et les innovations qui ont été introduites. Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul était un humaniste, un universaliste. Dans un contexte où il était apparu, un contexte difficile avec la domination coloniale des prédateurs français, il est apparu avec un message pacifiste. Contrairement à l'attitude de certains marabouts de l'époque et de la plupart des familles royales du Sénégal, qui avaient choisi d'affronter
le colonialiste, le prédateur français avec les armes. Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, un stratège, un bon technicien, a choisi de mener son combat avec des armes nouvelles. L'intelligence, les sciences, la connaissance. Cheikh Ahmadou Bamba était un penseur, un guérisseur, un mystique, un ascète. Il était poète, un écrivain, un pédagogue, un éducateur, un orateur, un chanteur et un rimeur. Cheikh Ahmadou Bamba était un économiste, un urbaniste, un commentateur social, un juriste, un constructeur et un conseiller. Il était un leader, un organisateur de communauté, un bâtisseur de villes, de mosquées, de communautés, un gestionnaire de projets, un architecte et un éducateur. Le contexte d'apparition de Khadim Rassoul au Sénégal est un contexte particulier et il est difficile de maîtriser, de savoir qui est Khadim Rassoul en dehors de ce contexte. Donc je disais que dans les années 1800, l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement le Sénégal, était sous domination coloniale française. On se rappelle de ce qu'on appelle en anglais « The Scramble for Africa », qui était consacré lors de la conférence de Berlin, où les puissances européennes avaient décidé d'aller se partager l'Afrique. Ils ont procédé à une partition de l'Afrique dans une mesure telle que chaque pays de l'Afrique avait décidé d'avoir ses possessions. Et cette partition de l'Afrique a été faite sous couvert d'une mission civilisatrice qui a eu l'onction du pape Nicolas V, qui avait décidé que les Africains, les Noirs, n'avaient pas d'âme. Et donc, il était possible de les mettre sous servitude perpétuelle. Donc, en 1452, il avait écrit un édicte. Le 18 juin 1452, le pape Nicolas V avait écrit un édicte en disant que, autorisant le roi Alfonso V du Portugal de conquérir les musulmans et les pagans africains et de les consigner à la servitude perpétuelle. Donc c'est dans ce contexte où les Européens arrivés en Afrique se disaient qu'ils étaient libres, qu'ils faisaient partie en fait de leur foi d'asservir les Africains. Plus près de nous, tout le monde connaît Faidherbe, le général Faidherbe, dont il existe une statue célèbre à Saint-Louis. Faidherbe a été beaucoup plus honnête. Faidherbe a écrit dans son livre qu'il fallait que les Français dominent des pays comme le Sénégal. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas compétitifs contre les Allemands, contre les Anglais, contre les Hollandais et les Américains. À chaque fois qu'ils rencontraient ces puissances dans des marchés mondiaux, ils étaient battus. Donc pour les Français, pour la survie de la France, ils avaient besoin de ces territoires pour pouvoir avoir des marchés de commerce. Et je vais terminer dans le cadre de ce contexte avec Jules Ferry. Jules Ferry était le président du Conseil français qui avait déclaré à l'Assemblée nationale que les peuples supérieurs avaient le droit d'asservir les peuples inférieurs, donc nous les Africains, qu'ils avaient un droit et un devoir de les civiliser, de les asservir. Et quiconque connaît Jules Ferry est le père de la République française qui a consacré l'expansion coloniale, qui a institué l'école en 1905, qui a introduit la laïcité au Sénégal et dans les colonies. Donc c'est dans ce contexte que Cheikh Ahmadou Bamba est apparu. Cheikh Ahmadou Bamba est apparu au Sénégal donc en 1853, ce qui a coïncidé ici aux États-Unis avec la tenue
de la conférence des Noirs américains, de la première conférence des Noirs américains, sous l'égide de l'ancien esclave Frederick Douglass. Il a fondé la cité bénite de Touba en 1888, à l'âge de 35 ans. Et en 1888, Frederick Douglass était le premier noir américain qui a été nominé pour être président des États-Unis. Il n'a pas été élu, c'était Benjamin Harrison qui a été élu. En 1895, à l'âge de 42 ans, Cheikh Ahmadou Bamba a été envoyé en exil au Gabon pendant 7 ans. En 1895, ça marquait ici, aux États-Unis, dans l'État de North Carolina où vous résidez, l'État de North Carolina avait marqué un jour férié pour marquer le décès de Frederick Douglass. Booker T. Washington aussi était sorti et il a son discours, fameux discours, Atlanta Compromise. Et en Afrique, les Éthiopiens avaient battu les Italiens et les ont fait sortir de leur pays. Cheikh Ahmadou Bamba est revenu d'exil en 1902. En 1902, ici aux États-Unis, c'était l'année où JCPenney avait ouvert son premier store. Et les États-Unis avaient acheté l'État de Louisiana des Français pour $1 symbolique. En 1903, Cheikh Ahmadou Bamba a été envoyé en exil en Mauritanie pour la deuxième fois. Et il a reçu le wird al-Mahouz en 1905 à l'âge de 52 ans. En 1907, à l'âge de 54 ans, il a été envoyé en exil pour la troisième fois à Thiéyène Djolof. En 1912, à l'âge de 59 ans, il a été envoyé en exil pour la quatrième fois à Ndiarème, à Diourbel. Et il est resté à Diourbel jusqu'à son retour définitif à Touba. Tout ceci pour marquer, pour faire sortir que Cheikh Ahmadou Bamba est retourné à Touba à l'âge de 74 ans. Mais ces 74 ans de vie terrestre, il a passé 33 ans de ces 74 ans de vie terrestre en captivité. Donc à partir de 1895, Cheikh Ahmadou Bamba n'était plus libre de ses mouvements. Il était effectivement en prison. Donc tout ce qu'il a fait, tout son héritage, aujourd'hui, il a œuvré en prison, sous la contrainte, sous la surveillance, et il n'était pas libre de ses mouvements. Et donc je vais terminer pour dire que en 1916, il a commencé la construction de la mosquée de Ndiarème. En 1916, en pleine Première Guerre mondiale. Et 2 ans plus tard, en 1918, il a inauguré la mosquée. Donc la mosquée de Ndiarème que vous voyez sur la route de Touba a été construite en 2 ans. Elle a été construite en respectant les normes de charia. En 1927, à l'âge de 74 ans, avant de retourner à Touba, il a tracé les plans de la mosquée de Touba. Il a obtenu les premières autorisations et en 1927, il a institué le Magal que nous célébrons aujourd'hui. Et j'en profite pour parler un peu de ce Magal. Pourquoi ce Magal? Ce Magal marque le début d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul à Gabon. Et c'est une célébration assez particulière. Parce que d'habitude, on célèbre des événements heureux. Et il faut se demander pourquoi Khadimou Rassoul a choisi cette date. Parce que cette date marque le début des tests des épreuves qu'il devait traverser, à l'image des prophètes que Oustaz Ousmane Diallo avait mentionné, et qui marquait aussi le début de sa montée et de sa consécration comme Khutbou Zaman, comme l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadimoul Rassoul, Khadimoul Mustafa. Donc, le message que Cheikh Ahmadou Bamba a délivré tout au
long de sa vie parmi nous, c'était une croyance indéfectible en Dieu, un amour indéfectible en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ahmadou Bamba est apparu au Sénégal, donc durant ces temps de servitude, d'asservissement, de domination coloniale. Mais il est apparu avec un message de confort pour l'homme noir. Il a cherché à conforter l'homme noir, à lui faire comprendre que sa valeur ne réside pas dans sa représentation par l'autre, surtout par le blanc, un étranger, mais plutôt sa valeur réside en ce qu'il est en train de faire aujourd'hui au service de son créateur et de la création de son créateur. Cheikh Ahmadou Bamba a été révolutionnaire avec l'institution du khidma. Le khidma qui était une voie d'adoration de Dieu. Le khidma qui a ouvert la porte de l'adoration à beaucoup d'individus qui auparavant n'avaient pas accès à certaines sciences. Et la fraternité. Et Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul a marqué son temps par l'utilisation de la technique de la non-violence pour combattre les envahisseurs français. Et aujourd'hui, on parle de Mahatma Gandhi, on parle de Martin Luther King. Mais Cheikh Ahmadou Bamba a été le pionnier de la non-violence. Il a été la première fois à faire face à une puissance matériellement supérieure et à réaliser ses objectifs du renouveau, d'installer la confiance en l'homme noir. Cheikh Ahmadou Bamba s'est montré un exemple de droiture, un exemple de patience, d'endurance, de tolérance, d'amour, de compassion et de confiance absolue en son Créateur. Il a œuvré pour la création d'une société équitable, orientée vers la paix, un modèle de société où l'être humain est au centre des préoccupations de la société, lui donnant les conditions de développement à tous les niveaux pour que l'être humain puisse s'élever et être le vicaire de Dieu sur terre qu'il se doit être. Et donc, pourquoi le Magal? C'était ma dernière question. Donc le Magal marque le début des épreuves. Et quand Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul allait à Saint-Louis pour déférer à la convocation du gouverneur, les autorités musulmanes de Saint-Louis voulaient protester. Il leur a écrit une lettre pour leur dire ne protestez pas, pour leur dire que lui, il était prêt à aller faire face à ces épreuves. Ici, attendez. Donc ce jour, c'est un jour de merci. C'est notre Thanksgiving à nous. Vous célébrez chaque année le Thanksgiving ici, aux États-Unis, qui marque un jour de remerciement des pèlerins américains qui étaient venus remercier les Indiens qui les avaient accueillis. Donc ce jour, c'est un jour que Khadim Rassoul nous a demandé de remercier son Créateur pour lui. Remercier son Créateur, pourquoi? Parce que ça a marqué le début des épreuves qui allaient déboucher sur sa consécration. Le Magal, auparavant, était célébré chacun individuellement. Cheikh Mohammed Fadel, qui était le deuxième calife de la Mouridia, a appelé tous les mourides à converger vers Touba, si la possibilité leur était offerte. Et c'était un appel très fort. Ce n'était pas uniquement pour se rassembler, bien vrai que dans la religion musulmane, il est préférable de se mettre en groupe, en jamaat, pour faire la prière. Je pense que les récompenses pour une prière en jamaat, c'est 27 fois la récompense d'une prière en solo. Donc, voilà le sens un peu de l'appel. Mais c'était aussi pour construire la communauté des musulmans qui était la Mouridia. Et établir un centre focal pour les mourides et surtout pouvoir montrer aux mourides chaque année les avancements dans la construction qui a été un ordre donné par Khadim Rassoul. Le Magal aujourd'hui est devenu un événement international. C'est le plus grand rassemblement au Sénégal. Le Magal est devenu un événement économique incontournable pour l'économie sénégalaise. Et le Magal
aussi est devenu un showcase, une démonstration de la vivacité de l'héritage de Khadimou Rassoul. Je vous remercie beaucoup. ñu ngi leen di ñaanal mbokk yi di leen jaajëfal ci taxawaay bi ak li ngeen bàyyi seen yitte ak seen aajo ñëw ci màggal gi di leen ñaanal ci barke ki woote màggal gi ki ne ñu santale ko boroomam yàlla na leen sunu boroom defal yiw ak ngëneel gi gën a kawe asalaamaaleykum wa rahmatullah wa taala wa barakaatu. jërëjëf yaa ngi jóge fii ba disi di ñëw di bokk ak ñun màggal ñu ngi lay sant bu baax a baax li nga wax ci nasaraan lii lépp ñoom la rek waaye alhamdulilah ba ñu yóbbu sëñ bi ba ñu mën a am ndam ci ñoom ndax kenn nu mësula am ndam ci ñoom ku dul sëñ Bam kon boog jërëjëf Diop ñu ngi sant bu baax bu nu paree sëñ Cheikh Gàmmu daal di continuer programme bi kon boog Muhammadul misal wa lam yaati fi ma bada badal ayaati Muhammadul misal wa lam yaati fi ma bada badal ayaati def leen ni nu magal Seydina Muhammad Muhammadul misal wa lam yaati فيما مدى وبدلات ثبتنا ربنا لم يرد مثل الروح مثل لا يرد لو زيادة لو البراء يوم الأسوال لا سفار هو النبي ورسول القلال وهو العبيد وهو الإمام والدليل براءه البديع من خير الجمال وسنور قدوسا خير كمال كن نبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند سمد أسير مع الأبرار ناسير وسن لداني هناك أسير أسير مع الأبرار هنا أسير وسن لداني هناك أسير أسير مع الأبرار هنا أسير وسن لداني هناك أسير مسير مع الأخيار لله بنبي وما لي لغير الله أود مسير يسير بي الجسم الذي قادني إلى كريم عليه ما أنوم يسير شكري بأخلامي وقلبي شكري بأخلامي وقلبي جسدي لمن كان لي بالجود والشكر نزوري وتيدي ويزيل دليلا من الراس الوهاب فهو النذير أمير لدى سيره ومغزي وسيلته خديم له والقديم يمير وجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نزوري كوني عبد زلال سماته قديما لغير الخلق والنذير يجرني الكافي بي من أسل دار ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده خادم النبي وأمر البراء للإله يسير سهوري وأيامي قد لي سوائد بكوني عبد الله وسهير سهوري وأيامي قد لي سوائد بكوني عبد الله وسهير سدوري في الدارين مدي محمد بنصر ونصير وهو نعم
الله والسنة التي بأهدم أمانها بزور كسوري قلت والأهل عني تفرقت لمد الذي عنه المدي خسير حرور الورى خلا نصارى بكيده وسنو سنون وسنون خرور حرور لا تبت من عيب تفادي لخيره ومن الله عهد علي دمير له تبت سابين وارجو رداء ومن الله شكر يدوم كثير فجئت ببسر من أبخي شكرا عليه صفاء والمكوز بار وفي القلب من الوالي موكين دنينا به صدور قبور لمولاي عبد راديا أن ذاكرا على سر سر والخبير خبير رديت به ربا يسقل ما يسعى لمن سعى بالتيسير وهو قدير فاكرم به ربا نفعني النداء وزاخ المنالي والجنب أقير خنت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني ساكر وفقير عمر لا فعلت والقلب طيب قريب الله نهناي وهو بصير أخاطبه بالمدح وهو بطيبتي وإني له جار هناك يزور أخاطبه وهو الوسيلة سرمدا وبالقلب مني من داع سرور وخاطبته في البار سير انتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تابت لي نفسها هنا وأنت بمديك الزراعة جدير فسل خالقي لو دلدا لمن بما أو بين الباري أنت النذير فسل خالقي تهدي أودي بمنيتي فساك على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مع الآل والأصحاب نعم بدور ومنه صلاة مع سلام إليك يا مناك الكني يا من نداه بمور أقذني يا سفيه وسيلتي هنا وغدا يوم السماء تمور وخذني من الفجار والبحر خادما إلى البر والأبرار أنت بصير فبصر ذوي الإسلام بعاجلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسقى إليه أمور على خير خلق الله ترى محمد سفي الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب وثني داما ذوي الزنداني كل من سيجور على قله صديق رضوان ربه كما قارنا في القارين يسير مقامات خير الخلق دفن مقل محمد رسول الله مقامات خير الخلق لتجابل لخجك مسل جل تجابل دار خيسا غمتوبال دال ديوال soxna jaara mas naa jël aw simiñ di xar ndeke booba day bëgg a tàngal ka fay bégal sëri soxna jaara bu aayee donga yee payrak
soxna jaara bu aaye donga ye payrak dañ garam yi tey dooru waaye kenn léeg-léeg rasulillaay di ko rek mu mel loxo ca kaw léeg-léeg rasulillaay di ko rek ku soppu soxna jaara léeg-léeg rasulillaay di ko rek mu mel nekema rang na koy ngeneel ndaw mbooloo mu te sama soxna jaara war naa tax kuy jigéen nangul sëriñam soxna jaara war naa tax kuy jigéen loxo ca kaw soxna jaara war naa tax kuy jigéen nangul sëriñam rekki say takkaay di ko jox boo jure rekki say takkaay di ko jox boo jure loxo ca kaw rekki say takkaay di ko jox boo jure maa ko lii bu ñuy aji Makka di dem ci naar yi di ñëw ku ci bañ Sëriñ Tuuba foo mën a jëm maa ko lii bu ñuy aji Makka di dem ci naar yi ku ci bañ Sëriñ Tuuba foo mën a jëm maa ko lii bu ñuy aji Makka di dem ci naar yi ku ci bañ Sëriñ Tuuba foo mën a jëm kenn du la nu jërë ngeen jëf nga jox sëñ Xabaar Mbàkke moo eggale programme. ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di yeesal sunu taalibe ci Cheikhul Khadim di siyaar ñi fi nekk ñëpp di ndokkeel ñi fi nekk ñëpp di sant yàlla bu baax a baax ndax daaw bi ñu jóge fii bokk na ci li ñaanoon mooy tewaat fi ndëgg ne déwén te demel diggante dund daaw ba ren ay pexe mënu koo maye képp koo xam ne dund nga daaw ba ren yàlla rek moo la ko may kon day mel ni lépp loo xam ne daaw ñaanoon nañ ko fi bi ñu fi jógee day mel ni ñaan nga seere saa ngi nii ndax teewoon nañ fi daaw teewaat fi ren kon day mel ni lépp loo xam ne ñaan nga àndoon na ak loolu buñ ko yëgee ak buñ ko yëgul ñaan gi nangu na ndax seere saa ngi nii kon yàlla gën a sax yàlla gën a barkeel ndax bokk na ci xewale suñu borom yi mooy bu la defalee dara nga sant ko te sant yàlla weesuwul alhamdulilahi rabbil alamin gën a jóge ndax suñu borom waxoon na yonente yàlla Moussa ne ko doomu aadama yi mënuñ maa sant waaye nag sama yërmeen egg na ci tegal leen fi alhamdulilahi rabbil alamin pour ñu ko waxee doy na mu sëkk kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax ci fekke gi ñu fekkoon daaw mu mayaar ñu fekk ko ren ñu ngi koy ñaan ñu fekk ko ay déwén ci at mu ñëw kenn ku ne nga yëg ci sa bopp ak yokk ba yëg ko xëy na comme dafa guddi duñu guddal dañ leen ni rek présenté suñ mbokk yi nga xam ne ñoom lañu àndal ñëw fii ci màggal gi di ci jiital sëriñ Lamine Bousso di sunu waajur ak sëriñ Cheikh Abdoulo di sët ci sëriñ Dame Abdourahmane Lo di sët ci sëriñ Touba ak sëriñ Abo Mbacke mu sëriñ Abdou Khafor mu sëriñ Modou Mamoun mu sëriñ Mame Cheikh Anta ak sëriñ Xabaan Mbacke di sët ci soxna Momi Ibnu Khadim Rasoul ak sëriñ Abdoulahad Mbacke Ridis di nuyu tamit kii nekk ci sunu wet muy sunu wëllëre waajur muy Alaaji Joxaane moom it nekk fii du ku yàgg ak sunu waajur moom it ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di fàttali rek ak di ndokkeel ci bis bu tedd bii nga xam ne ñun murid yëpp lu ñu am ginnaaw yàlla bis bii moo tax ñu am ko ndax sëriñ bi daana wax ne nee na kori ak tabaski ak yeneen bis yu mel ni fi lañ ko fekk mais nag bis bii mooy seen bis muy bis boo xam ne bu ñëwee lépp lu ci waay def sun borom dana ko nangu ci doole sëriñ Touba ndax sëriñ Salim Mbacke daana wax ne fépp fu ñaar nekk di màggal gi ka koy màggal ak ki ko doon màggal at mu jot boo xoolee da nga gis ak ab différence bu bëri ci ñoom ca bis bii li waxoon sëriñ bi woote ko mooy sant ak jaamu yàlla ak berne lépp lu ci waay man ci jàngal xuraan ak dafay salaatu ala nabi ak durus xasida ak ay berne mooy li nga xam ne moo sabab bis bi kon ñu ci soññ suñu bopp di ci soññ taalibe yi ñu gën ci góorgóorlu bu baax a baax
ba képp koo xam ne bu ñëwatee loo man ak loo mënul nga def ko ci li wër mooy lépp loo xam ne waaye def na ko ci at mu jot da nga koy gën a man loolu kenn ku ne boo xoolee ci sa bopp rek at bu jot da nga gis ak yokk bu baax a baax léegi xam ne defoon nga ko ci digg bis bi diggante daaw ak ren di ñaanal tamit sëñ Lamine mii ndax wax dëgg yàlla taxawaay bu solo bi nga xam ne mi ngi ko taxaw fii ci Grimsboro taalibe yëpp ñu ngi koy rafetlu oyof na liggéey bi sax boo ñëwee da koy ànd ak mbokk taalibe yëpp di ko liggéeyal sa bopp ci seen biir ñoom it ñu ngi koy jottalee cant bu baax a baax ñu ngi koy ñaanal ci barke maamam sëñ Mbàkke Buso yàlla may ko fan gudd may ko wér ba yéene yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal sëriñ Touba ak liggéeyal maamam sëriñ Mbàkke Buso sunu borom eggale ko ci jàmm ñu ngi ñaan tamit képp koo xam ne andi nga fi aajo yàlla na sunu borom faj aajo yooyu ci barke sëriñ Touba ci barke bis bi. bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi sant mbokki jullit ñi fi teew di sant sunu sëriñ suñ kilifa ñun ñëpp muy sëriñ Sidi Muxtaar di sant suñ mbokk yi fi teew muy sëriñ Abo ak sëriñ Mourtala ak sëriñ Abdou Ahad jiital ci sëriñ Lamine Bousso mi nga xam ne moom lañ fi fekk si ak Cheikh Abdou Lo moom ñu ngi koy sant di sant it suñ mbokk yi fi nekk muy soxna Jaara ak soxna Ndey Mbàkke ñoom it ñu ngi leen di sant sëriñ Touba nag nekk koo xam ne ku neex a waxtaane la ndax li tax sëriñ Touba neex a waxtaane mooy sëriñ Touba suñ borom da ko defal loo xam ne mën nga ne defalu ko kenn ndax boo xoolee ci histoire mboolem yonent yi suñ borom teg na leen ay nattu ba tàyyi ñu ci baree bari ñu rey leen boo xoolee ci saxaaba yi ñi ci gën a baax dañ leen rey boo xoolee ci nit ñu baax ñi it nga xam ne duñ ay saxaaba waaye ay waliw lañ ñu ci bari dañ leen rey ñi ñu tëj leen bañ faatu te lu raw lañ leen doon jéemal nañ ko Sëriñ Tuubaa te mënuñ ci moom dara kon loolu di wane rek kéemaan goo xam ne moom Sëriñ Tuubaa moom la bokk na ci liy war ne firnde nag ne sëriñ bi war nañoo doy képp kuy am murit li nga war a xante woo guddeeg bëccëg mooy di wax alhamdulilah ndax boole gim la boole ci Sëriñ Tuubaa te loolu bokk na ci li koy firndeel mooy lu mat ñaari million ci ay nit ba ñetti million ci ay nit adduna bi ba adduna bi daj duñ daje fenn fu dul Màkka wala Tuubaa te Màkka buñ fa dajee yàlla lañ fa dajeel gannaaw Màkka amul fenn foo xam ne lu mat millions yi nit wala ñaari million danañ fa daje ci lu dul dëkkub Sëriñ Tuubaa kon loolu day wane rek fayuk suñu borom ñu tënk nag dunduk sëriñ bi ci tënk bu gàtt rek buñ paree daal di jox sëriñ Abo sëriñ bi nag aw turam dañ koy wax Ahmed di ko waxit Muhammad ibnu Habibillah di ko dàkkanteelit Xadiimul Rasul waaye di ko dàkkanteelit Cheikhul Xadim waaye di ko dàkkanteelit Xaadimul Rasul moo mel ne kon dafa am dàkkantal yi mu am muy sëriñut ñi nga xam ne ñooy liggéeyal yonent bi wala muy liggéeykatub yonent bi dàkkantal yooyu li ko waral mooy bëgg gum bëggoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak xër gum xeroon ci yonent bi ak gindi gum daan gindi jaami yàlla yi loolu tax ba mu am dàkkantal yooyu nga xam ne fu ñu tuddee aw turam daanaka lëkkale ko ak tur yonent bi waajuram wu góor nag waaw moom sëriñ bi kon mi ngi gane àdduna ci 1853 ci Mbàkke Bawal di dëkk boo xam ne it maamam ju mag moo ko sanc muy Mouhamad Al Khayri am Mbàkki ci sanatu 1789 ci 1789 waajuram mu góor moom Serigne Touba nag di borom xam-xam bu mag ñu gën koo xam ci Mamour Anta Sali waaye aw turam dëgg-dëgg di Cheikh Mouhamed ibnu Habibillah nekkoon borom xam-xam boo xam ne amul moroom ci Sénégal kenn daawul xëccoog moom ci xam-xam
moo xam ci xam-xamu naqliya la te mooy xam-xamu Qur'an ak xadis waaye moo xamit ci xam-xamu xaqliya la te mooy xam-xamu àdduna looloo tax sëñ Basiiru di wax ne kaana aaliman faqihan nabilan yartadiu almuslimuuna imaaman wa yuhibbuhu al umara wal muluk lama taxaqaqu min ilmihi wa warahuhu wa arafu min sidqi lahjatihi wa isaabi qadaatihi sëñ Basiiru nee na Maam Mor Anta Sali dafa nekkoon borom xam-xam nekk ku dégg fiq nekk ku am xel koo xam ne jullit ñëpp doyloo nañ ko mu nekk seen imaam waaye it buur yi bëgg ko lool ndax xam guñ xam ak xam-xamam waaye xam guñ xam ak sàmmoom waaye xam guñ xam ak mën a àtteem nee nañ ci jamono jooju am na benn université buñ taxawaloon boo xam ne moom Maam Mor Anta Sali moo fa nekkoon maanaam li ñuy wax mudir te mooy directeur nekkoon fa it di jàngale nit ñi daan jóge fu nekk di ñëw di fa sàkku xam-xam kon kooku mooy waajuru sëriñ bi génn àdduna mooy waajuram bu góor génn àdduna nag ci 1881 ñu denc ko ci dëkk bu ñuy wax Deqali waajuru sëriñ bu jigéen nag nekk soxna Mariamatu Buso ñu gën koo xame ci soxna Jaara turu soxna Jaara nag li ko andi mooy bëriwun gum bëri ay julli ak bëri gum bëri ay woor loolu moo tax ñu koy tudde soxna Jaara looloo tax sëñ Basiiru di wax ne kaanat walida jaaratullahi Maryama saaliha xafiifa dayina kathiratu salaati wa sawmi wa sadaqa mustaslima li rabbiha waaye xaaima bi waajibaati diiniha baynaha wa bayna rabbiha wa fi ma baynaha wa bayna sayxli imam xarinuha sëñ Basiiru day wax ne soxna Jaara dafa nekkoon jigéen ju yiw waaye dafa nekkoon jigéen ju fegu waaye dafa nekkoon jigéen ju am diine jigéen joo xam ne dafa bëri lu muy julli lool waaye bëri lu muy woor lool waaye bëri lu muy saraxa lool maanaam jubale digganteem ak suñu borom la ca war lépp mu di ko def waaye digganteem ak Maam Mor Anta Sali la ca war lépp mu di ko def wa kaanat turabbi awlaadaha xalal muru'a wa diin wa tahaara wa kathiran ma taxka alayhim xikaayaatu saalihin soxna Jaara yar ak njabootam yar leen ci mbañum rus waaye yar leen ci diine waaye yar leen nit ci laab di leen nett li nit ñu baax ñi ci loolu la nekk ba suñu borom moom ko ci atum 1866 ñu denc koy ci Poroxaan kon kooku mooy waajuru soxna Jaara kon mu mel ne Serigne Touba ñi ko seq baax rek la mën a def ndax waajuram mu góor jàngalekat la waajuram mu jigéen nekkoon jaamukatu yàlla sëriñ bi nag maanaam nekk kéemaan lool ci ak ndawam teelu jublu lool ci xam-xam teel koo mokkal lool waajuram mu góor jàngal ko alxuraan mu teel koo mokkal lool xereño koo xam ne it kenn mësu koo gis gannaaw loolu it mu jële ci waajuram mu góor te xam-xam bu ñuy wax xam-xamu tajwid gannaaw loolu it mu jànge ci moom alqiraatu sabaxa li ñuy wax juróom-ñaari jàngi ne alxuraan yépp mu jànge ko ci waajuram mu góor kon waaye loolu lépp taxut sëriñ bi yam rek ci waajuram cim njàng am yeneen borom xam-xam yoo xam ne ba tey jàngal nañ sëriñ bi bokk na ci borom xam-xam yooya doomu nijaayu Maam Mor Anta Sali ñu di ko wax Sàmbat Kulóor Ka nga xam ne sëriñ bi ci moom la jànge li ñu wax mabaadi ul ulum ak ku ñu wax nijaayam Cheikh Mouhamed Bousso ak cheikh bu ñuy wax Mouhamad al Yadali al Fadili ad Daymani te dëkkoon Murtani sëriñ bi jànge ci moom ba tey xilmul bayaan sëriñ bi jànge ci tey ba tey ku ñuy wax ashahir al adib ma jaxate kala nga xam ne moo taalif Mubayyinul Iskaal sëriñ bi jànge ci moom xam-xamu arut waaye jànge ci moom xam-xamu alxawaafi mooy arut ak xawaafi la sëriñ bi jànge ci moom nee nañ sax ma jaxate kala sëriñ Touba saa yu masaan def ay way moom la koy jox mu di ko toppaat waaye daa mujj ma jaxate kala ne ko way woo wayete indi ko ma mokkal ko ndax xam njariñ gum xam ci mbind mi nekk ci mbindum sëriñ Touba sëriñ Touba ku yéeme la ndax li tax sëriñ Touba yéeme mooy liñ ko wan lépp ak liñ ko teg lépp ci ay natt
muy juróom-ñaar fukki at ak ñeent yoo xam ne lépp dañ ko koo sonal teg ko ay natt teewut lam leen wax weesuwut la yonente Yuusuf waxoon mbokkam ya na leen jéggal naa leen la yonente Muhammad waxoon mbokkam ya ca Màkka na leen jéggal naa leen Sëriñ Tuubaa loolu la wax noonu na leen xafawtu anil ahdaai turran li wajhi man nafaahum li xayri sarmadan las adfahu nee na jéggal naa mboolem samay noon ndax waaye ci jëmmi yàlla ji nga xam ne moo ma tàqaleeg ñoom kon ñu gis ne sëriñ bi ci loolu la nekk ba suñ boroom jële ko fi ci 1927 ñu toxal ko yóbbu ko Touba looloo tax Cheikh Seyd Baba di wax ne Cheikh Ahmad Bamba nihmatun awlaaha haadihi alxalaa'iqu kullaha mawlaaha nee na sëriñ Touba xéewal la goo xam ne yàlla rek moo ko jox jullit ñi moo ko jox mbindeef yi falhamdulillahi allati nahmaahu laa yastatiu ibaadoo ihsaaha nee na li ñu war a def rek mooy ñun murid yëpp ñu ne alhamdulillah sant yàlla mi nga xam ne ay xéewalam du jeex ba mu ñu xéewale Serigne Touba kon nga gis ne Serigne Touba foofu mu jaar ak liñ ko wan lépp bu Serigne Touba ne illa ya xaadallahu ma lam yakuni wala yakuna abadan li mumkini kenn waru cee teg baat bu ne suñ borom defal na ma loo xam ne defal ko mel ni mbindeef war nañ koo mën a gëm ñun ñuy murid ndax jaar na foo xam ne kenn jaaru fa looloo tax dellu wax ne ahtaytani jamia duna salabin waliya taquudu su la waxta talabi nee na suñ borom jox na ma loo xam ne du ko dindi mukk te saa yu ma ko ñaanee mu jox ma wajahtali ma la yasaalu ajaba fii abadin li saalihin an nujaba Sëriñ Tuubaa nee na yéen murid yi yéen ñi nga xam ne xamu leen dara mënu leen maa xam Sëriñ Tuubaa nee na ki ko mën a xam mooy ki jàng ba xam ba am xam-xam ba xam kan mooy nitug yàlla nee na suñ borom jox na ma loo xam ne ñooñu rek ñoo mën a xam sama daraja madatali madada man laa yaxfa alayhi shay'un juttali bil axfa nee na ko defal nga ma madat boo xam ne du nëbb mukk yow mi nga xam ne dara du nëbb ci yow daan ne ko nag nafayta kulla man xalaani fa harab lima yasuuhu dawaaman zakurab Sëriñ Tuubaa nee na dàq nga nee na suñu borom dàqal nga ma képp koo xam ne dindi na ma ci boppam te nee na ku ma dindi ci boppam te mooy képp koo xam ne bayit wii liñ ciy déggee mooy Sëriñ Tuubaa képp koo xam ne bëggoo ko am nga problème parce que Sëriñ Tuubaa mën nga koo bañ a topp mën ngaa nekk ci tariixa bu la neex bul nekk murit na la neex waaye bul bañ Sëriñ Tuubaa soo bañee Sëriñ Tuubaa rek Sëriñ Tuubaa nee na ci njàqare rek ngay dëkk te loolu amul werante ndax yàlla rek moo ne bu leen bañ samay waliyu yonente bu ne képp ku bañ waliyu yàlla ngay xareel waaye yàlla ngay xeexal rawatina nag kon Sëriñ Tuubaa kon bu fekkee nekkoo murit timit bul bañ Sëriñ Tuubaa boo nekkut murit mën ngaa nekk loola neex ndax jullit ñaa ngi fi xamuñu Sëriñ Tuubaa te du tee buñ dee mën nañu dem àjjana ndax ay jullit lañ jëf nañ lu baax gëm nañ yàlla gëm nañ yonent bi gëm nañ alxuraan maanaam loolu yàgg na ci àdduna gëm nañ yàlla gëm nañ yonent bi gëm nañ alxuraan sëriñ si bari nañ fii mën ngaa bañ a am sax ab sëriñ bu la neexee nga gëm yàlla gëm yonent bi doyloo alxuraan te du tee boo tee bu la yàlla toppee bu ko neexee mu baal la bu ko neexee mu tàbbal la sawara waaye bu la toppee say jëf nga def lu baax bu ko neexee mu dugal la àjjana te mën ngaa bañ a xam sax ab sëriñ waaye nag suñu sëriñ yàlla da ko defal loo xam ne bu ñu neexee ñu ne defalu ko kenn ndax gisuñ ko ci kenn kon ñun sant rek lañ war a def kon bañ Sëriñ Tuubaa bu leen ko def ndax moo ne nafayta kulla man xalaani fa harab lima yasuuhu dawaaman dakurab képp ku ma summi ci boppam ngar bañ ma maanaam njàqare rek ngay taseel sa dund daan ne yàllaahu yaa rahmaanu yaa basiiru xaadi yaa rahimu yaa nasiiru nee na ko yow mi suñu borom yow mi nga xam ne yaa aji yërëme ji waaye yow mi nga xam ne yaa aji gis ji waaye yow mi nga xam ne yaa aji kattan ji daan ne ko najayta man biya taxallaqu maha min as-sayaatini fa sukuriya tismaha Sëriñ Tuubaa nee na képp koo xam ne nag dangaa aju ci man suñ borom dana la musal ci saytaane daan ne ko kon yow suñu borom na nga déglu sama cant ndax musal nga ñëpp ñi nga xam ne ñoo aju ci man bayit wii nekk bayit wu yéeme mooy sëriñ bi muy utiliser bayit wii utiliser wut li ñuy wax boo jàngee arab te dégg arab dëgg-dëgg fi'lu maadi la utiliser te mooy daa wax ne suñu borom def na ko ba pare mooy musal na képp koo xam ne dafa aju ci moom musal na ko ci saytaane daan na wajaxta shukri ila rahmani maliki rahimi zil azmani kon nag maa ngi jubale sama cant ci aj yërëma ji ak ci buur bi nga xam ne mooy borom jamono dellu wax ne karamani fii mawdihi wa baladi mukarrimu bil amni safa xaladi Sëriñ Tuubaa nag ne kon suñ borom loolu lépp bu jàllee teral na ma ci sama dëkk waaye teral nañ si fu ma mën a nekk waaye teral na ma ci ma am kóolute kon loolu lañ ne woon nañ ko def ci waxtaan wi xam naa ne gàtt na
te néew lool waaye ñu jox sëriñ Abo bu ko defee mu gën a xëy na gën a yaatal wala mu gën a indi thème boo xam ne dana gën a kii. ñoo ngi jéggalu lépp lu ci ñàkk njuumte nag ngeen xam ne ci ñun la ak suñu gàtt waaye lépp lu ci jub rek ngeen xam ne ndimbalu suñu borom rek la. asalaamaaleykum wa rahmatulah. te di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. asalaamaaleykum nag Serigne Touba daf ko tekki woon wax ne asalaamaaleykum li muy tekki boo ko waxee nit ki nee na fi nga koy waxee nit ki da nga ne ko asalaamualeykum booba da nga koo laaj ne ko baa yaa ngi ci ndigal waaleykum salaam nee na bi mu la koy wax daf laa wax ne la waaw nga ne ko kon da nga am jàmm baa jàmm nga am nee na mooy da nga wax nit ki baa nekkoo ci lu ñuy tere mu ne la déedéet nga ne ko kon da nga am mucc nee na waxtu woo xamee ne yaa ngi ci ndigal da nga am jàmm waxtu woo xamee ne yaa ngi sori lu ñuy tere da nga amul mucc. Sëriñ Tuubaa nag bi mu waxee loolu ba noppi daf cee teg ne waxtu wu ngeen waxantee loolu ba noppi te gën a xam moroom ma borom ba na ca daal di jublu ak moom te ngeen bañ faa waxaat lenn luy sànq ak dund. kon loolu nag moom la ñu wax ci jataay bi biñ leen waxee asalaamaaleykum ba noppi ñi ngi ñaan lépp lu ñu fi wax yàlla na doon lu ñuy jariñ yàlla bu mu doon jataay boo xam ne sunu dund da ci sànkoo te am nañ ci yaakaar ndax Sëriñ Tuubaa ñaanoon na ne yow suñu borom yàlla na nga def sama jataay muy jataay boo xam ne nii fépp fuñ daje di waxtaane sama ngëneel suñu borom daf fay yabal malaikatu rahman ñu tiim leen di leen sotti ay ngëneel ba keroog ñu fay jóge kon jataay bi yàlla na ko suñu borom boole ci jataay yooyu. Sëriñ Tuubaa nag li ci Sëriñ Xabbaan wax mënuy si cee dolliwaat presque daanaka résumé na dunduk Sëriñ Tuubaa waaye liñ ciy waxaat rek mooy xam ne ay toftal lay doon rek ndax Serigne Touba géej la goo xam ne kenn mënu koo jeexal buñ doon waxtaan fii ci moom ba fajare du tee tuuti rek la ñuy wax ci moom lay des mooy ëpp kon liñ ciy dolliwaat rek mooy xamlewaat kan mooy Serigne Touba. Serigne Touba nag maanaam taarif bi nga xam ne moom la defal boppam ci di ko tudde boppam ci ay mbindam buñ delloo li ñuy gis mooy li mu daan wax mooy abdullahi wa xadimu rasulillah mooy nee na jaamu suñ borom la liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na mu ne tur woowu nag tànnalu ko boppam waaye nee na suñ borom moo ko tuddee abdullahi wa xadimu rasulillah mu wax ne sammaytani qatan bi abdika alxadim yaa man yaquudu lii busharatin tadum mu ne yow suñ borom tabaraka wa taala yaa ma tudde al abdul xadim te yow yaay ki nga xam ne foo toll yaa may wommatal ay xéewal yoo xam ne day sax du dakk ba faaw. abdullahi wa xadimu rasul nag buñ ko xoolee li muy tekki mooy jaamu suñu borom ay liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dafa feeñ ci dunduk Serigne Touba bu baax a baax a baax ndax bu ñu xoolee Serigne Touba fu dundam gépp ci jaamu suñu borom ci la ko sax ak liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne Serigne Touba wax ne washhad li al yawma bi kawni abdika xadimahu inda jamii jundika mu ne yow suñu borom maa ngi lay seereel ne du ma doon lu dul abdullahi di sab jaam ak liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. tur woowu nag dafa nekk tur woo xam ne dafa woyof ci tudd ko waaye tur wu màgg la buñ delluwaatee ci alquran ndax buñ xoolee suñu borom tabaraka wa taala buy tudd maanaam ñi nga xam ne ñoom la gën a fonk muy yonente yi baatu ko abdu lay jëfandikoo ndax bu ñu xoolee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maqaama mi mu am bi nga xam ne moo ci gën a kawe mooy bi ko yonente bi sallallahu bi ko suñ borom tabaraka wa taala di reñaane foofu suñ borom dafa jëfandikoo baatu ko abdu mu ne subhaana alladi asra bi abdihi laylan min al masjidi al harami ila al masjidi al aqsa allazi barakna hawlahu foofu baatu jaam la suñ borom tabaraka wa taala jëfandikoo sayidina ibrahim ci yonente yi nga xam ne ñoom la suñ borom tabaraka wa taala gënoon a fonk la bokk waaye bi mu koy fàttali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko na nga fàttaliku sa maam di sama xej ji sayidina ibrahim foofu dafa jëfandikoo ne wadkur ibadana ibrahim wa ishaqa wa yaquba suñ borom it bi mu tagg sayidina ayub dafa wax ne
ni'mal abdu innahu awwaabu te foofu daf ko doon tagg kon foofu dafa mel ne baatu jaam baat bu woyof la waaye nag baat bu màgg ci suñ borom tabaaraka wa taala la suñ borom sëriñ bi nag nee na baat boobu bi ko suñ borom tuddee dafa continuer di ko practicer ci ak dundam di ko jëfandikoo nee na jëfandikoo na ko di ko dund ci ay wax ak i jëf nee na dem naa dem ba noon yi nga xam ne ñoom la nekkaloon sax seereel nañ ko ne jaamu bi yàlla la liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la loolu foofu la ko loolu Sëriñ Tuubaa wax ne alimatil aadaau inda al mughriqaat bi annani abdu munilil xaariqaat nee na noonu yi sax xam nañ ne man jaamub suñu borom tabaaraka wa taala doonuma jaamub laneen yonente bi laay liggéeyal du ma liggéeyal ku dul moom mu dellu wax ne baana lahum kawni xadimal Mustafa alayhi taslimaaka yaa man intaqa nee na leer na leen ne man liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la kon nit bu demee ba say noon seereel la loolu kon mënees naa xam ne loolu lu màgg la bis bii nag nga xam ne mooy bisu màggal dafa nekk bis bu am solo ndax bisub sant yàlla la ci xéewal yu suñ borom tabaaraka wa taala defaloon sëriñ bi te xéewal yooya ci bis bii la ko sëriñ Touba amee bis bi it mënees naa wax ne bis la boo xam ne bisub lislaam la ndamul lislaam ci kaw yéefar mënees naa waxee ne bis la boo xam ne bisub ku doon xeexal réewam ba am ndam la waaye mënees naa waxee ne bisub ku jekku say noonu ba noppi jéggal la waaye mënees na cee jànge ba tey ne bis la boo xam ne nii day wane ne suñu borom tabaaraka wa taala lu ko waaye jëfal mu fay la ko inna allaha la yudiu ajra al muhsinin ndax bis bii fii ñuy wax ak yéen ñi ngi koy màggal fépp bépp réew bu am ci àdduna ña ngi ko fay màggal kon jëfi Sëriñ Tuubaa nee na maanaam naxut suñ boroom ba mu koy liggéeyal waaye nag suñ boroom it ba mu koy fay naxu ko kon suñ boroom defal na ko lu wér a wér Sëriñ Tuubaa nag li nga xam ne nii moo ko taxoon a jug mënees naa wax ne mooy liggéeyal suñ boroom tabaaraka wa taala Sëriñ Tuubaa bi mu gënee àdduna dafa jaar fi nit ñi jaar ndax bu defutoon loolu du mën a nekk exemple ndax suñ boroom tabaaraka wa taala bu ëndee nit mu am ay jaar-jaar day bëgg nit ñi maanaam topp loola ba mën caa jariñu Sëriñ Tuubaa bi mu gënee àdduna dafa jaar fi nit baaxoo jaar ni ko Sëriñ Xabbaan leerale dama dem ba xam li nit war a xam ginnaaw bi mu jug di xeeñtu yàlla di wër yàlla fépp fu lu baax nekk sëriñ bi dem na fa jël loola bu dee wirdu tijaane sëriñ bi jël na ko nee na ba am ci sirru boo xam ne nii ka ko sosoon moom la ci am mu rafaatale ko wirdul xaadari nee na loolu la ci am waaye sëriñ bi nag bi mu demee ba jël loolu lépp waaye taxut mu maanaam lam bëggoon mu am ko ci la daa di wëlbatiku nag daa di jaayante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom mooy séddale lépp foofu fi la sëriñ bi wax ne ubayi'u yawma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa nee na tey jii nag maa ngi jaayante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca maa ngi ñaan yàlla matal loolu bi mu jaayantee moom nag ci la sax di ko liggéeyal ba am ci maqaama yoo xam ne nii mënees naa wax ne bëriwul ku ko am loolu nag Sëriñ Tuubaa nee na coono la boo xam ne nii maanaam dafa jël temps bu bare ci ak dundam loolu foofu lay wax ne nabbahtukum ma'an ala kaddin bada lii qabla an ara ridan mu abada neen maa ngi leen di xamal ne liggéey bii ma doon liggéey de maanaam daj naa ci coono boo xam ne nii mënee su koo wax ndax ci lañ ko génne ci ay nitam mu ne axrajtumuni naatiqiina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahidu mu ne liggéey bi mu doon liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ ko génnee këram tàqale ko ak ay mbokkam
yóbbu ko lu mat juróom-ñaari at yu teg ca loolu lépp tuuma rek moom moo ko waraloon. kon sëriñ bi dafa jugoon ngir xeexal lislaam ndax booba lislaam tumuranke na, lépp lu mu daj ci loolu la ko daj. ndax sëriñ bi nga xamee ne ni jug na pour liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, booba sëriñ bi dafa nekk Touba sanc Touba te fekkoon na sëriñ bi ñaan ci Touba ci Matlabul Fawzayni wa maskani sallim min al fujjaari wamnun ala al ahli bi ma in jaari. mu ne yow suñu borom tabaaraka wa taala maa ngi la ñaan yàlla na nga aar dëkk bi ci lépp loo xam ne nii dafay yàq. léegi nag bi nga xamee ne am na cër boo xam ne bëgg na ko suñu borom te booba génn gi nii rek moo ko waraloon, sëriñ bi ni mu waroon amutoon lenn lu mën a def lu dul génn Touba. ci la sëriñ bi génnee Touba sanc dëkk bu tudd Mbàkke Bari. sëriñ bi mu demee foofu ay weer la fa def, nit ñi tàmbalee bari. boo fa dafa yóbbaale maam Thierno ak sëriñ Daam Abdourahman Lo, kii di jàngale alxuraan, kii di jàngale xam-xam. mu bàyyi sëriñ Mbàkke Buso ci Touba, digal ko ne ko képp koo xam ne ni ñëw na Touba te siyaar si tax koo jukk man ngaa xool bu dee ku jar mu agsi nga yabal ko mu agsi, bu dee loo xam ne mën naa yem ci yow nga lijjanti ko. waaye teewul nit ñi bi nga xamee ne yëg nañ ne sëriñ bi mi ngi Mbàkke Bari, ñëpp dañoo far di teggi Touba di ñëw continuer ñëw Mbàkke Bari dafa fekk sëriñ bi. loolu nag moo mujj jur mbooloo moo xam ne nii mbooloo mi bari loolu ba mag ñi wax nañ ne mbooloo mi ak gan ñi daanañ bari goo xam ne daanañ tibbaate reer di ko tibbaate ba fajar te du tax mu jeex ndax mbooloo mu bari. loolu nag moo indiloon fiiraange ci diggante sëriñ bi ak yenn buur yi bañ jaxase ko ak tubaab yi. kon manees naa wax ne dem gi ñaari sabab la, am na sababu zahir am na sababu batin. sababu zahir bi nag mooy jaxase giñ ko jaxase woon ak tubaab yi, ne ko kii ak mbooloo mu bari mi maanaam su ngeen yeexee dana dal seen kaw te boobaa dana faat. ci lañ ko bind leetar moom sëriñ bi, biñ ko bindee leetar ngir woolu ko bureau de Ndar, mu yebal maam Thierno. ba maam Thierno demee ñu xamal ko ne ko soxla wuñ la, sëriñ bi lañ soxla. wax nañ maam Thierno bi muy dëppaat di ñëwaat ci sëriñ bi di ko jot li leetar bi jógee ci bureau Ndar, fekk na sëriñ bi waaj ba noppi ngir wuy ji. te fekk booba sëriñ bi moom ndigal la doon xaar ngir mën a wuy ji. bi mu jotee ndigal ci la daal di génn, te fekk booba ndaw li jóge woon Ndar ak seegul. ci la sëriñ bi daal dajale njaboot gi dénk leen yem leen di dénk, daal di génn ngir wuuti liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. ginnaaw bi ci la jaar jeewal dem Ndar. xam ne yooyu yëpp sax du xaj ci jataay bi, dañ koy tënk rek. bi sëriñ bi demee Ndar la xew ci bureau ba Ndar lépp du xaj fii. ginnaaw bi ci lañ diisoo, ginnaaw ci tuuma yi ci lañ diisoo ne ndax dañ koy tëj wala dañ koy rey wala dañ koy exil. ndax biñ xoolee nag ñu gis ne bi ci gën a jub mooy exili ko, ndax dañoo wax ne buñ bu fekkee dañ koo tëj fii ci Ndar dana mujj mel ne Touba. bu fekkee dañ koo rey mën naa indi fitna ci réew mi. ñu ne kon dañ ko exilé, maanaam ba nga xamante ni bu fa yàggee yenn yàgg yi waxtu wu delsee nit ñi danañ ko fàttewaat. loolu moo waraloon ñu d'accord ci exilé sëriñ bi. sëriñ bi wax ne doomu aadama waxtu woo xamee ne doo tooñ doo fayyu, nee na booba yaa ngi ci sange su amul bunt. waaye nag nee na waxtu woo xamee ne tàmbali ngaa fayyu, nee na ubbil nga sa bopp bunt boo xam ne du yam fenn. Sëriñ Tuubaa wax ne képp koo xam ne doo tooñ doo fayyu. waaw sëriñ bi wax ne kuy tooñ du mucc, waaye nee na kuy fayyu du nopp du mukk. kon sëriñ bi dafa bëgg ki nga xam ne ak nitam la mu nekk nit koo xam ne nitu jàmm lay nekk nit koo xam ne
du fayyantoo ku ko tooñ mu jéggal la ca du tooñ Sëriñ Tuubaa façon nit kooku la bëgg. Sëriñ Tuubaa nag bëgg gi ñu bëggal aw yiw ay ñoñam ak ay noonam xàmmeewu leen woon ndax Sëriñ Tuubaa amutoon noonu waaye li mu daan noonoo mooy ku noonoo diine ak ku noonoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye daawul noonoo jëmm. loolu moo tax mu wax ne ij'al xayaati nafaa ahli zamani wa gayrihim waliyakun bi amani. mu ne suñu borom tabaraka wa taala yàlla na nga def sama dund mu nekk njariñ ci sama ñooñ jamono. mu dellu waxaan ne lii awsili alladi uridu wanfai biyal wara ya mugniyan an midfai. mu ne suñu borom tabaraka wa taala maa ngi lay ñaan nga def ma nekk koo xam ne ci man la mbindeef yi di jariñoo. wal takfini ada jamii al alamin wal takfihim adaya ya rabba amin. mu ne yow suñu borom tabaraka wa taala yàlla na nga ma loral fegal lori mbindeef yépp waaye bu fekkee am naa lorit yàlla nañ ci fegal mbindeef yi. kon nag kooku mooy Serigne Touba. xañ na mbiram lépp du neex a waxtaane ndax Serigne Touba moom dafa wax ne moom ci boppam mu'jiza la mooy loo xam ne lu am te baaxoo wutoon a am. loolu ci la wax ne subhaana man ja'alani lil Mustafa mu'jizatan waliya jaala listifa. mu ne maa ngi tudd sellu suñ borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moo ma def ma nekk mu'jiza ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. loolu nag dafa mel ne li mu wax ne li ahmad al muxtaari maanaam yakuni wala yakunu abadan li mumkini moom la firiwaat wax ne ilay yaqaadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini. nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na loo xam ne nii kenn mus koo am te deesu ko am. mu dellu waxaat ne suñ borom defal na ko loo xam ne moom ci bopp moom Serigne Touba kenn amu ko te kenn mus koo am. kon loolu day tekki ne moom ci bopp moom Serigne Touba moo nekk kiimtaan boo xam ne kiimtaanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Serigne Touba nag dafa nekk kiimtaan ci jëfam nekk kiimtaan ci jikkoom nekk kiimtaan ci jaamu yàlla nekk kiimtaan ci wàllam yépp. ndax mu nekk kiimtaan ci wàllu jaamu yàllaam Serigne Touba daawul tàggoo ak njàpp. Serigne Touba daawul àgg ci barab te julluwul ñaari rakka. Serigne Touba daawul toog ci jubluwul xibla. Serigne Touba lim bind ci ay téere buñ ko xoolee xajul ci ak dundam buñ ko boolee ak koor yi mu daan dëkke ak yu ni mel ak julli yeeg yooyu xajul ci ak dundam. kon loolu mel na ne kiimaan bu wér bu yéeme na. Serigne Touba rek dafa wax ne suñu borom tabaraka wa taala defal na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu'jisaat yoo xam ne feeñul ci dunduk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci moom Serigne Touba ci ak dundam ci la feeñe. loolu nag dafa wax ne juróom-ñaari mu'jiza la. ba ca njëkk loolu mi ngi ko wax ne wa fiya sab'u mu'jizatin lir rasul qad zaharat wa qablaha fustu bi suul. nee na suñu borom tabaraka wa taala def na ci man juróom-ñaari mu'jizaat yoo xam ne pour firndeel ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi yàlla la waaye feeñu ci dunduk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci dunduk Serigne Touba lay door a feeñ. loolu nag bi ci jiitu nee na mooy suñ boroom notal gi mu ko notal ay noonam. mu ne galaba bil muxtaari rabbiyal ida qabla zuhuri la ulaaqi man ada. nee na suñ boroom tabaraka wa taala notal na samay noon te bal takk xeex amul kenn loolu wuti. nee na loolu suñ boroom tabaraka wa taala musu koo defal kenn. ba ca toppit nee na suñ boroom jox na ko xam-xam boo xam ne ci lawhul mahfuz la jële. mu ne wahaba lii rabbiya ilman lam yakun min at-ta'allumi wa jaa'ani bikun. neen suñu borom tabaraka wa taala jox na ko xam-xam boo xam ne ci xam-xamu kun fa yakun la jóge. maddaliya al-ilma saxiixa allahu min lawxihi nicma ilahillah aktubu naaqilan min allawxi wa min qalamihi wa fi xurufi nakumi. nee na man su may bind damay jàkkaarloo ko lawxul mahfuus fa laay toxale. kon boobu xam-xam mosuñoo gis ko suñu borom tabaraka wa taala jox. ñetteel ba mooy nee na bu yawmal qiyaamee suñu borom tabaraka wa taala da koy yëkkati moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da koy jiital di ci puukarawoo ak yonente yi nga xam ne ñoo ko jiitoon. ndax jëmm ju mel ne moom amul benn yonente boo xam ne mus nga koo am.
exil gi ñu ko exilé nee na amul kenn koo xam ne mus na koo am ci yonente yi nga xam ne jàlloon mu ne baaha rasulullahi kulla al anbiya alayhimu anfa salaamay rabbiya bi gurbati asra sinina bi xidam xaalisatan li zal wujudi wal xidam. ñetteel ba nee na moom suñu borom bi tabaraka taala defal na ko jullit yépp a ko sopp yuhibbu nii li wajhi rabbi al mu'in bi gayri bughdin abadan kullu sa'id nee na képp koo xam ne nar ngaa taxe suñu borom dana xar sab xol def ci sama cofeel. loolu wax ne qulubu jumlati alladina aflahu li yatawajjahat wa rabbil muslihu nee na képp koo xam ne nii nar ngaa taxe suñu borom tabaraka wa taala dana la defal nga sopp ma. ñetteel baat nee na suñu borom tabaraka wa taala def na malaayika yi ñu sopp ko yuhibbu nii malaaikul baaqil karim li wajhihi maa falaaxi layrin te ku ne xam ne malaayika yi laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun malaayika yi lépp luñ def ndigalu suñu borom tabaraka wa taala. mbenneel ba nee na suñu borom defal na ko jinne yi mboolem ñi nga xam ne ñoo ci gëmit ci moom lañu aju qad waddani man amanu fil jinni li wajhi baaxin kaana lii bil manni. mbenneel ba mu wax ne suñ boroom naagaloona iblis ci moom ayyasa rabbi abadan wa huwa al-mu'in iblisa minni wa kaza kullu la'in ne suñ boroom tabaraka wa taala naagaloona iblis ci moom ba nga xamee ne songoona ak moom ay ati at te mënul ci moom dara dafa mujj naagu ci moom. kon nag juróom-ñaar yooyu mooy mu'jizaat yi nga xam ne moo nekk ci Serigne Touba. Serigne Touba nag mu'jizaat yi juróom-ñaar la waaye nag ay kiimtaanam mënee su koo takk ndax kenn xamul lu mu doon. dañu wax ne Serigne Issa Diène bi muy door a ñëw ci kër Serigne Touba dafa ñëw agsi doon gan ci kër gi. taalibe yi bis ñuy werante diggante xutbu ak xawsu kan mooy kilifa gi kan moo ci raw. Sëriñ Issa ne leen loolu da bàyyi leen ma laaj ko suñu bopp ma laaj ko sëriñ bi. ci Sëriñ Issa Diène di waxee loolu am ndaw wu ñëw ne ko Issa ñëwul wuyu sëriñ bi. bi mu agsee sëriñ bi ne ko Issa lu fere yi waxtaane mu ne ñoom de dañuy werante diggante xutbu ak xawsu kan mooy kilifa gi. Sëriñ Tuubaa ne leen loolu de dinaa leen ko leeral waaye nag bu ma leen ko leeralee ba noppi dina am lu ma leen jox ne leen buñ nekkee ca diiwaan xut bu mooy kilifa ak xawsu nee na xut bu moom day junj bu junjee xawsu moom moo koy jottali mbindeef daldi nag laaj bu mel noonu na mujj tey ñu laaj ma ko ndax loolu garaati wali yu rek la te man romb naa foofu. daal ne foofu nag ba ma fay toll boobu maa ngi toll ci diggante ba si miir nee na boobu la tolloon ci martaba boobu. kon kooku mënees naa wax ne romb na ay wilaaya ak yu ni demee ak tut boo xawsu. Sëriñ Tuubaa wax na ne ñett yii maa ko gën a def ku dul man. nee na am kóllëre néew fàtte bañ ko ma ñaax. Sëriñ Tuubaa nag bi mu waxee loolu bis dafa tombanteeg am góor boo xam ne dafa jóge woon Saalum ñëw di siyaar ci sëriñ bi mu agsee mënta àgg ci sëriñ bi nis tuur bi ko sëriñ bi seenee ne ko àggal suuf séen naa la daan ne ko nag fàtte uma yëkkuwul muy nag aw nag boo xam ne góor boobu da koo yóbbu doon daan ne gees ne mbooloo mi yéen ñii nag dinaa leen leeral lan moo waraloon yëkk woowu. daal ne leen kaamil bi nga xam ne moom la njëkk a bindal Maam Mor Anta Sali bi mu ko bindee ba nag Maam Mor Anta Sali daf koo digaloon ne ko na dem Saalum wecc ut ko lu mën a ñëw ci kër gi. nee na boobu Saalum dem fa jafe na lool nee na mu góorgóorlu ba dem Saalum di jaay kaamil ba àgg ci kër borom barke mu nangu koo jënd waaye daf ko wax ne ko mën naa ko jënd de waaye li ma la ko mën a faye aw nag lay doon. damaa xamul nag loolu nu ko ab ndongob daara di def. nee na góor bii toog boobu moo jug ne ko man bu fekkee ne moo leen tey juboo de mën naa la ko yóbbul.
nee na ñu juboo góor gi jub ne ko man foo ko bëgg mu ne ko Mbàkke Kajoor mu ne ko mën naa la ko faa yóbbu mu ne ko nag waaye damaa bëgg sartanteeg yow ñett yoo xam ne bu fekkee man nga ma koo warul ma door la ko yóbbul mu ne ko damaa bëgg fan wu gudd lool ak barke bu bari lool ak bu ma fi bàyyi ko dem aljanna te fekk booba bi góor gi ñëw njaarim fekk na mu nekk mag lool sëriñ bi ne gees ne góor gi ne ko na nga def ci digge yooyu mu ne ko loola day ñaar yi moom àgg naa ci alhamdulillahi rabbil alamin ndax gudd naa fan lool te it njaboot barke moom am naa ko lool ak njaboot benn rek moo ma ci jaaxal mooy bu mujj bi te mooy faatu dem àjjana Sëriñ Tuubaa ne ko ni nga gisee ñaar ya rek ñetteel ba noonu lay deme ne ko ni nga gisee ñaar ya rek ñetteel ba noonu lay deme kon Sëriñ Tuubaa loolu ma ne sa jël jànge ne kii daf ko liggéeyaloon waaye la muy yàgg ay at fàttewu ko kon ñu ne nañ gën a rafet njort ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa te xam ne moom képp ku ko liggéeyal sa bopp nga liggéeyal kon ñi li mu wax ne li Sëriñ Tuubaa wax ne képp ku ma liggéeyal suñu borom fay la yàlla fay la te nee na fay gi fii ci àdduna lay tàmbalee ndax nee na ñun de li nekk fi ñun bu fekkoon ne defar sa àdduna kese donc jar na ñëw ci ñun ñu defaral la ko jar na njëkkandi ñëw ci moom ngir defar sa àdduna rek jar na kon ñu ngi ñaan bis bi ñu gën koo fekk ate at di ñaan suñu borom tabaraka wa taala defal ñu dajale ñu ci ak ngërëmul Sëriñ Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. barakallah wax ngeen na lu ñëpp mën a dégg yàlla nañ ko jariñoo ca suñu borom defal ñu jàmm ak xéwal nañ fi teewee ren ba déwénee ñu teewewaat fi noonu aajo yëpp faju bu jaay Xaadim Rasul kon bu ko defee ngi ñu def ñaan rek xëy na mën a yewee ko bismillah. bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokki jullit yi bi fi teew mbokki taalibe ñu ngi leen di ziar bu baax di leen sant di leen gërëm di ñaan suñ boroom si barke boroom bés bi yàlla nañ ko teewe ay déwén yu bëree bëree bëri te coono bi fi kenn ku ne li nga def si bés bi yàlla na la ko suñ boroom fayee lu kawe sa njort yàlla na yàlla barkeel njaboot gi te yàgg koo teewe ay déwén yu bëree bëri si barke Sëriñ Tuubaa sëriñ si ñu ngi leen di sant bu baax seen taxawaay bi rafet na loolu si bés bi yal nañu yàlla def ay mag doon mag yu am barke si barke Sëriñ Tuubaa te yàlla yokk xam-xam bi te barkeel njaboot gi ak liggéey si barke Sëriñ Tuubaa ñu ngi sant waa North Carolina gépp di sant waa Greensboro gépp rawatina suñu mbokki soxna yi liggéey bi metti na lool bi weer wi taxawee ba léegi kenn ku ne la nga mën ak la nga mënul lépp yaa ngi koy jéem ngir bés bi mën a jag liggéey Sëriñ Tuubaa nag mooy loo xam ne moo ñuy amal njëriñ fii amal njëriñ ëllëg fan jëm kon moo ñu ngi si gën a soññ suñu bopp di soññ bépp taalibe di soññ képp ku yaakaar Sëriñ Tuubaa xam ne amul lu dul màggal gi yàlla na ko yàgg téewe ay déwén te lépp lu ñu si def suñu borom fay ñu ko lu kawe suñu si bàkki Sëriñ Tuubaa soo xoo sedd na loo ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillah